Vox Populi lu mu gën a fësal tey ci yéen kaayam tey muy fort impacté par les inondations ginnaaw bi inondation yi amee ñi ci gën a impacté jàppal ñi Parcelles Assainies foofu ca Kër Massar jamono ji seen xol yaa ngi tàng lool dañoo mer ba fut seen mer nag ñi ngi ko jëmale ci gouverneur de Dakar bi fa ñëwoon di visiter terrain yooyu ginnaaw ba mu fa ñëwee waa Parcelles Assainies sa Kër Massar wane nañu seen mer ginnaaw inondation yi bu mu leen impacté bu métti ba nga xamante ni seen kër yi dañu lóor ci ndox ba jël ay bateau yu ndaw yoo xamante ni ku bëgg a dem boutique ci bateau ngay dugg jàppale ni daal inondation yi impacté na ñooñu di waa Kër Massar nekk foofa ca Parcelles Assainies boobu jamono ji ñuy wax ak yéen mooy ay gaal ngay gis inondation kër yi ndox yaa ngi fay pëccëxoo ki ko fësal di yéenekaay bi di Vox Populi ba tey ci yéenekaay bi di Vox Populi ñu ngi xamal kawteef bi nag kenn defu ko ku dul benn gendarme sénégalais bi nag dañ ko arrêté ak benn arme ak drogue su demee ba gendarme di jàpp drogue léegi nag gendarme bi lañ jàpp fekk drogue ci moom ak arme ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Vox Populi jàppale ni kii di Nafissatou Diallo nag su ngeen fàttalikoo ay jamono moom moo fi accusé woon DSK ne daf ko doon jéem a violé Nafissatou Diallo nekkoon benn ndaw soo xamante ni franco-guinéen la woon doon liggéey foofu ca benn hôtel foofu ca Paris ginnaaw ba mu tuumalee woon DSK jàppale ni que juróom-ñeenti at après Nafissatou Diallo génn na wax lan la wax nee na j'ai été piégé et trahi kan moo ko piégé kan moo ko trahir loolu daal Nafissatou Diallo loolu la wax nee na s'il avait été pauvre il serait aujourd'hui en prison nee na jamono jooju su fekkoon ni que nit ku pauvre la jamono ji moom mi ngi ci biir prison moo tax mu ne j'ai été piégé et trahi mi ngi ko waxee ci yéenekaay bi di Vox Populi suñu jógee ci yéenekaay boobu dañuy dem seeti l'évidence lu ñu gën a fësal tey ci seen yéenekaay muy Abdoulaye Khouma seul le mandat présidentiel intéresse Sonko mais pas le sort des sinistrés nee na jamono ji daal kii di Ousmane Sonko dara intéressé wu ko lu dul mandat présidentiel waaye jamonoy sinistré yeeg mën da yeeg yooyu yëpp dara intéressé wu ko li muy dem ci banlieue bi di leen seeti di yëkkati ay kàddoom di wax deful dara lu dul ay théâtre ak ay cinéma du samay kàddu nag kàddu Abdoulaye Khouma la mi ngi ko waxee ci yéenekaay bii di l'évidence su ñu demee ci yéenekaay bii di 24 heures li ñu gën a fësal tey ci seen yéenekaay mooy Touba ca kanam mobilise 1,5 milliard dans le cadre de jaayante en 1 mois ci benn weer jàppale ni que Touba sa kanam dajaleen lu toll ci 1 milliard ak genn walla lépp ngir jagleel ko dëkku Touba boobu pour defaraat égo yi pour defaraat maanaam lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu tali yi am benn mouvement bi ñu tegoon tuddee ko Touba ca kanam ba ñu ràññee ci bu baax kii di Tahirou Sarr yëkkati woon koppar bu bare teg ko ci ak kii di Mame Anta nekk foofu ca Atlanta yëkkati woon koppar ju bare teg ko ci jàpp leen ci diiru weer Touba ca kanam dajale na lépp lu toll ci 1,5 milliard plus de raison de s'endetter maanaam jamono ji daal Touba nee na gisatuñu benn raison bu tax ñoom ñuy am ay bor parce que lépp loo xamante ni bëgg nañ ko defar ci seen dëkk boobu taalibe yi dinañu mobiliser wu jël seen alal def ko ci jël seen ñaq def ko ci ngir kenn kuy Xaadimu Rasul Serigne Touba Mbacké ba tey suñu sukkandikoo ci 24 heures ñu ngi xamal kii di maître War veut exclure Sonko des élections maître War daal ginnaaw proposition de loi bu mu jox assemblée nationale dañu bëgg Ousmane Sonko bu mu bokk ci élection yi ñu jëm maanaam moo xam municipal di législative di présidentielle yi kii di maître War daal dafa bëgg a dàq képp candidature boo xamante ni kii jiite Pastef di Ousmane Sonko nar na ko teg. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Walf Quotidien lu ñu xamal soldat de test positif la grande muette brise l'omerta maanaam lépp loo xamante ni jëm na ci testu coronavirus bi jàppaleen daal la grande muette brise l'omerta ki ko fësal di Walf Quotidien ba tey si Walf Quotidien ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu élection locale l'inévitable report jàppaleen daal jamono ji ñoom bëggootuñu dégg benn report ginnaaw bi ñu reporté élection yi dellusiwaat bëgg ko reporté waat Walf Quotidien daal nee na l'inévitable report nañu jàpp daal neex élection locale dina am naqadi élection locale dina am ay report daal la ñuy bañ a dégg bu leen kenn wax waxi report suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Le Soleil li ñu gën a fësal maanaam ci seen yéenekaay tey muy plan d'investissement 2020-2024 pour un système sanitaire résilient et péni l'État va mobiliser 500 milliards de francs CFA jàppaleen ni que daal benn plan la boo xamante ni teg dañ ko maanaam fii ak 2020 ak 2024 ci diiru ñeenti at l'État daal bëgg na génnee lu toll ci 500 milliards jagleel ko lépp loo xamante ni jëm na ci plan d'investissement yi rawatina secteur de santé les investissements vont surtout concerner les hôpitaux centres de santé postes de santé les hôpitaux principaux Dalal Jàmm seront de niveau 4 jàppaleen ni daal fii ak 2024 état bi dina génnee lu toll ci 500 milliards jagleel ko lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu paj mi muy santé muy ay investissement yoo xamante ni danañ ko teg ci ay tabaxaat ay hôpitaux yu bees ay centre santé du bees jàppale ni que hôpital principal ak hôpital Dalal Jàmm ñoom dañ leen yóbbu niveau 4
ba tey ci Le Soleil ñu ngi gis nataalu kii di Idrissa Tall di ancien coordinateur du plan décennal de lutte contre les inondations Idrissa Tall bii nag moom la ñu dénkoon lépp loo xamante ni jëm na ci coordination muy plan décennal boobu war a lutter contre inondation yi Idrissa Tall lu mu wax nee na pourquoi il est insensé de parler de 750 milliards de francs CFA loolu daal ay kàddu Idrissa Tall la ginnaaw bañ ko dénkee mu coordonné loolu di plan décennal de la lutte contre les inondations te ñu jamono ji ñu gis ni que inondation yi 750 milliards yi defuñu ci loolu dara lu baax ba tax na ku weddi na laaj waa Kër Massar boobu ca Parcelles Assainies soo fa demee di nga xam ne 750 milliards yi suñu xoolee xam nañu fu mu duggul ci inondation yi suñu demee ci yéenekaay bii di l'Observateur li ñu gën a fësal tey stratégie politique Sonko l'échappée solitaire maanaam jàppale ni que daal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu stratégique politique kii di Ousmane Sonko tuddee nañ ko l'échappée solitaire avantage contre-coup et limite d'une opposition à Macky Sall fort au taux de réussite au premier tour du bac 2020 diagnostic d'une grande réussite ki ko fësal di l'Observateur ba tey ci l'Observateur ñu ngi ñuy xamal ni sa Ziguinchor film de la mort atroce du cuisinier Benjamin Coly naka la Benjamin Coly faatoo foofu ca Ziguinchor film bi nag kii di l'Observateur retracé nañ na ko les aveux de ces présumés meurtriers et les résultats de l'autopsie ginnaaw ñi ko faat bañ leen jàppee aveux yi ñu def ak résultat autopsie bi yaakaar naa ni fësal na lépp fii ci l'Observateur ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'enquête lu ñuy fësal lu jëm ci wàllu Covid-19 du coronavirus du 23 mars au 20 juin les sapeurs-pompiers ont évacué 150 corps suspects jàppale ni que daal mbas mi bu mu tàmbalee maanaam ci weeru mars ba weeru juin sapeurs-pompiers yi daal repêché nañu lu toll ci 150 corps maanaam téeméer ak juróom fukki corps yoo xamante ne ay suspect lañu kan moo ko repêché di sapeurs-pompiers yi ki ko fësal di yéenekaay bii di enquête quotidien suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di laas lu ñuy xamal benn agent municipal moom la ñuy jàpp agent municipal boobu nag lu mu doon def lu dul di sàcc ay briques yoo xamante ni dañ ko jagle woon pour defar ay pavage ba noppi mu koy jaayaat muy agent municipal boo xamante ni ormalul dara lépp loo xamante ni jëm na ci municipalité di mairie dëkkam boobu ginnaaw ba ñuy jëlee ay briques di ko teg foofu pour defar pavage yi pour yoon yi baax agent municipal bi deful dara lu dul di sàcc briques yi di ko jaayaat kii moom yaakaar naa ni mérité wul sax ñu koy wax agent municipal agent voleur lañ ko war a tuddee ba tey suñu sukkandikoo ci laas ñu ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu inondation ak dialogue bi Macky arme Benno maanaam lépp lu jëm ci wàllu inondation bi ak dialogue bi kii di Macky Sall dafa jëlaat ay doole arme yu bëre jox ko waa Benno Bokk Yaakaar ba tey ci L'As Quotidien ñu ngi fësal nataalu kii di Mamadou Diop Decroix en visite à Kër Massar ginnaaw bu mu defee doxantoom foofu ca Kër Massar ginnaaw inondation yi buy ñëwee politiciens yi opposition yi ñoom ñëpp jàpp nañu ndox yi def ko seen chantier boo xamante ni foofu la ñuy xeexee foofu la ñuy waxee Mamadou Diop Decroix daal waxul dara nee na on perd du temps avec le président Macky Sall jàppale ni que daal ay waxu Mamadou Diop Decroix nee na ak Macky Sall mii daal dañuy perdre suñu temps daal amul dara loo xamante ni war nañ koy ci yaakaar kon war nañu mën a avancer avec Macky on perd du temps suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Les Échos lu ñu fësal tey maanaam muy Déthié Faye tacle Ousmane Sonko à propos du chef de l'opposition la constitution que les Sénégalais ont votée s'impose à tout le monde kooku nag du samay kaddu Déthié Faye la Ousmane Sonko bi daal Déthié Faye ratew ko lim ko xamal daal nee na ko constitution bi Sénégalais yi voté s'impose à tout le monde maanaam ñëpp a ci bokk amul xarma yàlla amul xaj ak seen kii daal moo ko wax muy Déthié Faye tacle na Ousmane Sonko bu baax ci yéenekaay bi di Les Échos ba tey ci Les Échos ñu ngi fësal nataalu kii di Ndamal Kajoor di Idrissa Seck critiqué pour son message laconique sur les inondations Idi instruit des cadres de réfléchir sur la question jàppale ni que daal Idrissa Seck bu mu génnee ci noppi pataaranam bu mu nekkee ginnaaw inondation yi bu mu ñëwee wax dem na daal xamal ni cadre am nañuy réfléchir ci question bi lan la ñuy réfléchir ci question bi maanaam mooy le secrétaire national du Rewmi chargé de question de l'inondation chargé de lui-même de lui faire un rapport détaillé nee na ki yor daal question inondation yi na ko defar rapport détaillé waaye Idi moom xanaa dafa yaakaar ne mooy président de la république Idi yaa ngi nax sa bopp de di foyee sa xel delloo surtout waay ba tey mi ngi wax ci wàllu réalisation du gouvernement ses limites ses erreurs passées au peigne fin Idrissa Seck veut-il appuyer sur la réflexion pour s'adresser à la nation jàppaleen daal Idrissa Seck ginnaaw bu mu nee pataaral xamul buntu bu muy jaar pour wax si mënd bii la bëgg a profité pour yëkkatiwaat ay kàddu jàkkaarloog askan wi waaye askanu Sénégal jamono ji nelawatuñu ils sont tellement matures et ils connaissent très bien les politiciens waxu politiciens jaratul ñuy dóor seen doom benn yoon ba tey lii di beneen kawteef boo xamante ni mi ngi amee foofa ca rond-point case bi nag lu fa xew maanaam 2 corps sans vie de jumeaux moom lañ fa fekk nit ki daal deful dara ba yàlla may ko ñaari seex mu ñëw ba ci rond-point case bi teg ko foofu jamono ji nag ginnaaw rey yi bu mu baree dafa mel ni léegi sànni doom moo xew ginnaaw ba ñu jógee ci kan sànni woon doomam fële ca Petersen ca kër Sëriñ ba gis nañu fii ci rond-point case ba ca Parcelles Assainies ku jëlaat ñaari seex sànni leen foofu ca poubelle bi
suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Libération te suñu naataango bi Cheikh Mbacké Guissé diite ko des magistrats payés à ne rien faire faute de dossier jàppale ni ko daal jamono ji magistrats yi ñu ngi leen di fay te duñu def dara muy ay faute dossier yoo xamante ni jotuñu ko à la CREI on se tourne les pouces jàppal ni ko daal CREI yi soo fa demee daal pouces yi ñu ngi yëngatu bu baax a baax la commission d'instruction est en pause depuis 2018 jàppale ni lépp loo xamante ni jëm na ci commission d'instruction ñi ngi pause depuis 2018 fu ñu toll tey 2020 bay dugg 2021 3 ans ngeen di liggéey ñi leen di fay lii àq la de lii àq la ku ci dee riba ret moo tax seen biir yi day gonfale ret foo leen fekk nga dim biir la ñu yor ñu naan ndox bu sedd ak ginaar lu benn ginaar riba kese. ba tey ci la cour s'est réunie pour la dernière fois en 2015 jàppale ni que 2015 la cour bi gëj a réunir le parquet spécial garde son réquisitoire concernant le dossier Abdoulaye Baldé depuis 2 ans la réforme annoncée en août 2018 aux oubliettes ñii daal billaay wallaay ñi ngi lekk xaalis yow mi te kenn fayu te liggéeyu lu ñu askan bi dara aali ni kasira defaluñu ko lii daal doy na waar justice daal moo doonoon 3e pouvoir ci réew mi ginnaaw pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire jamono ji daal suñu justice bi doy na waar. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Source A lu ñu xamal tey maanaam mooy forte pluie dans le département de Linguère dégâts collatéraux avec l'effondrement du pont de Khombal un éleveur à bord d'un moto Jakarta a été emporté par les eaux d'un ravin quand il a voulu récupérer l'une de ses chaussures tombées il avait 3 millions de francs par lui de verre maanaam ba tey ca doo ji su ngeen jàppee jamono jii daal lab bi dafa mel ni dafa bare ndox bi bare na fa trop am fa benn digue boo xamante ni jamono jële benn jeune de 25 ans moo fa la woon bii nag mi ngi xewaat boo xamante ni ñaari nit ñoo nekkoon ci moto Jakarta ginnaaw kenn ki bi daalam waddee mu sëgg di ko for noonu la ko ndox bi yóbbu sapeur pompier yi ñëw fa ñu koy wër di wër ba tey jii gisaguñu koor gi loolu daal muy effondrement boo xamante ni am na ca pont boobu ñu tuddee xol ma nga nekk foofu ca doo ji ca Linguère. ba tey suñu sukkandikoo ci Source A ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci audit du fichier évaluation processus électoral bi tous sur le coude de Macky Sall lépp mi ngi ci suufu concu Macky Sall président Macky Sall daal lépp loo xamante ni jëm na ci audit yu fichier boobu Macky Sall jël na concam ne ko ci toj kon daal nañu xaar buur daal mooy dogal mooy buum mi. ba tey suñu demee ci yéenekaay bi di Stade Sport Stade lu ñu xamal tey nee nañu pourquoi Sadio Mané reste à Liverpool Sadio Mané daal jàppoon nañ dañuy dem waaye jamono ji kii di Stade xamal nañu lu tax Sadio Mané des foofu ginnaaw bi ñu ko annoncé woon foofu ca Barcelone ginnaaw Messi bu mu nee day dem ba ginnaaw loolu Messi toogaat Sadio Mané daal ragal naa ni moom it dina toogaat foofu ca Liverpool ki ko fësal di yéenekaay bi di Stade Sport. ba tey suñu demee si Champions League boobu am foofu ci Turquie jàppale ni que jamono ji lu toll ci fukki lions yoo xamante ni ñu ngi ci équipe nationale sénégalais dinañu dem football yi foofu ca Turquie ginnaaw suñu jógee France daal Turquie la ñuy dem suñu jógee Turquie wutaat yoon pour génn dem Angleterre jàppale ni que daal jamono ji 10 lions à l'issue de la Super League turque. suñu demee ci yéenekaay bii di suñu làmb lu ñuy xamal 2 victoires 10 défaites yëmbal marin cool maanaam écurie yëmbal daal ginnaaw ci fukki défaites yu ñu am ñaari victoire donc lañ ci am écurie boobu daal ku yaakaar ni daal da nga ciy bokk pour am doole yaakaar naa ni war nga cee mën a jóge wala ngeen topp tefes bi bëre jiwaat ba tey suñu làmb ñu ngi xamal à 50 jours de la fin du mandat d'Alioune Sarr 12 recommandations dorment dans les tiroirs du CNG 50 jours kese moo ci des Alioune Sarr takk ay jaajam ay bagaasam jógee foofu ca bopp CNG mais lu toll ci fukki recommandation ak ñaar ñi ngi foofu di nelaw ci tiroiru CNG yi lu tax fukki recommandation yi di nelaw yaakaar naa ni nouveau président bi su ñëwee kii di naan Mohamed Ndao Tyson Mbaye Yékini danañ ko yee bu baax a baax ba xool luñ ciy def ba tey suñu jógee intégrer l'assistance vidéo dans l'arbitrage de la lutte effectuer un contrôle antidopage lors des grands combats loolu yëpp gars yi indiwaat nañ ko maanaam jël assistance vidéo VAR comme ni ñu ko defee woon ci coupe du monde bi vidéo dañ koy indi ci arbitrage bi ba pare di effectuer ay contrôle antidopage amaana mbër yi sax xam naa ni dañuy dopé balaa ñuy dugg ci arène bi loolu yëpp dinañ ko indiwaat comme champion yu mag yaa ñuy def foofu ca Europe. ba tey suñu sukkandikoo ci làmb kii di Pape Konaté coordinateur des sages de l'arène Tyson mérite de diriger le CNG jàppale ni que daal ay chance su Tyson a ngi feeñ de ginnaaw kii nu mu tudd Double Less ba mu waxee ginnaaw Zos ba mu waxee kii di Pape Konaté di coordinateur des sages de l'arène nee na Tyson kese moo mérite diriger CNG boobu Tyson bon vent.